man la Abdourahmane Paye bu bureau national bu COSCAS. COSCAS xam nga comme ni ñu ko xamee créé nañ ko en 68 bi ñu ko créé 68 ba noppi dafa am ay commission yi nga xamante ni moom lañ ko repartir dafa am lu ñuy tuddee le responsable moral. Le responsable moral njabootu Seydil Hadji Malick yi sant si ñoom ñoo koy désigner ñu ne kii mooy représenté famille Seydil Hadji Malick ci biir COSCAS parce que COSCAS ay mbooloo la ba nga xamante ne taalibe yi ñoom ñoo ko composé pour liggéey jëmale ko ci ëttu Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu ñu am nag lu ñu tuddee un responsable moral kuy sant si mu am nag un président national bi nga xamante ni mooy gérer mooy animer le groupe de COSCAS mu am ci biir président national day am bureau national ci biir COSCAS compétence yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir xadara bi te évoluer ñoom la ñuy jël pour mën leen dugal ci bureau national ci biir bureau national bi mu am lu ñu tuddee conseil national mooy bureau national la ak responsable moral ak les présidents de section de COSCAS yi nekk ci biir Sénégal ak sous-région bi ak à l'étranger amit lu ñuy tuddee l'assemblée générale nag képp ku nga xamante ni COSCAS nga moo xam membre actif nga mooy ñuy soutenir ak membre de soutien ñuy soutenir les activités yi ñuy mën ci biir xadara Seydil Hadji Malick ñoom ñëpp nag ñoom ñooy assemblée générale bu COSCAS noonu la composé woon. tànneef bi nu muy demee ci dëkk-dëkkaan yi maanaam ci biir réew mi ni ñuy tànnee ne kii membre COSCAS la. waaw li ñu koy tànnee mooy COSCAS dafa am ay section yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi léegi nag njaboot yi nga xamante ni dafa bëgg a servir ci biir xadara bi moom mooy rapproché wu ci président de section bi ko jegeñ dafa mel ni rek nit buy jël wérd kenn du la wax kaa jël wérd yow yaay toog ba mu neex la nga dem nga jël wérd COSCAS tamit noonu la bindoo yow yaay toog individuellement ba mu neex la nga damay dem bokk COSCAS pour jàpp ci service Seydi Hadji Malick service Serigne Babacar bi mu ko bàyyeel loolu nag bu ñu la ko defee bañ a adhésion ba pare dafa am une participation boo xamante ne annuellement nga koy def mooy de 10 000 francs moom ngay participer moom la ñuy dajale pour organiser ko organisation pour gàmmu Tivaouane fii ci Tivaouane bu am tamit bu ñu la joxee sa reçu ba pare am na benn calendrier bu ñu lay jox pour wax la heure bi nga fi war a ñëw ak heure bi nga fi war a jógee boo accès nag am na ay commission yi nga xamante ne ay commission technique la foofu lañ lay affecté pour nga dem liggéey loolu ñi nga xamante ne dañoo bees te ñëw ci biir COSCAS am nañ comité de renforcement de capacité dañ leen di tëj fenn commission réserve pour xamal leen lan mooy xaalu kër gi lan mooy discipline kër gi lan mooy discipline l'islam lan mooy l'islam tarixa bi lan mooy adab yi nga xamante ne nit ki war na ko am bu ñëwee fii ci ëttu Seydil Hadji Malick fii Tivaouane noonu la COSCAS organisé woo. ren daaw gis nañ ne am na benn lim boo leen joxe woon ci 300 et quelques membres ren ñaata la. waaw xam nga première lim bi ñu njëkk a am 71 membres la deuxième ligne bi nekk 371 troisième ligne bi nekk 2000 membres daaw ñu ngi ci à 4000 membres ren nag am nañu ay augmentation de membres parce que nit ñi tamit gën nañu dugaat COSCAS mais fu mu nekk nii mënaguñ la jox chiffre exact lu dul dañoo jóge ci gàmmu gi ndax section yi ñoo fu mu nekk nii am na ñu bëri ñoo xamante ni inscrire nañ leen. léegi nag remontée d'information boobu fii ak gàmmu gi du fi xaj waaye après gàmmu gi ci la ñuy defal remontée d'information 1 mois à 2 mois après gàmmu ci la ñuy doog a xam chiffre exact waaye daal li ñu gis ni muy dessiné wu jeunes yi daal ñëw nañu en masse ci biir COSCAS te boo leen estimé fu mu nekk nii bu ñu ñëwee ci commission réserve ña fa nekk triplé nañu ña fa nekkoon daaw kon c'est-à-dire ku ñëw rek te bees réserve lañu lay yóbbu pour une formation waaye lañ fa gis daanaka mat na lu mat ay 500 à 600 personnes yi nga xamante ni ñëw nañu te rejoindre encore le groupe de COSCAS ci commission réserve pour ñu réserver ci jeexal ren lan moo nekk seen objectif wala lan mooy taxawaayu bees yi nga xam ne nemmeeku ngeen ko ci biir COSCAS ci gàmmu gi ren gi. waaw ci biir COSCAS ci biir gàmmu gi mooy li ñuy wax cette année mooy auto organisation parce que bu njëkk organisation dañ ko doon basé ci nit ñi di lay jox matériel mais léegi nag COSCAS commencé na at bi ak at bi di ñëw yëpp renforcement de matériel ren COSCAS jënd na ay barrières am jënd ay tube jënd ay bâche am jënd ay chaise am incha allah matériel boo xamante ni yëpp xadara bi soxla na ko COSCAS ren lancé na ko am na yu ñu ci def ren mais am na yu ñu ci def yi nga xamante ni moom mooy ñëw li ci des rek mooy bourde populaire yi nga xamante ni moom moo war a xew ci àdduna bi COSCAS gën na ko réorganiser sur des bourdes régionaux léegi région bu nekk am na benn bourde bu mag boo xamante ni dañ koy organiser ci place publique bi pour joxe message bi nga xamante ni moom la taalibe yi di soxla laata ñoo ñëw Tivaouane moo tax thème ren bi ñu choisir ko ni wa mawliduhu bihi sharafun wa hiinun fa fii taasin in jaa un sujooni màggal juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tedd nga àdduna ak tedd nga àllaaxira moom la ñu choisir ne nit ñi nag mën nañu delluwaat ci waxtaan enseignement wu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu dugg ci parparloo waaye ba ñu
dugg tamit ci ay xurafaat yu nga xamante ni dañ koy andi te dañoo gis tendance bi nga xamante ni dafa commencé am ci biir communauté yi mooy le matérialisme lu ñu jiital par rapport au spiritualisme te loolu échec la boo xamante ni dafa am te Serigne Cheikh waxoon na ko ni échec gu l'islam bi am na tarixa day def échec mais léegi li nga constaté mooy le matérialisme lu ñu jiital ci communauté yi daal di ci teg spiritualité alors que neneen la waroon passé mooy spiritualité bi la ñu war a jiital doog ci teg nag responsabilité moo tax cette année loolu dañ cee accès wax ne nit ñi ñëwuñu pour l'aspect matériel mais aspect spiritualité la ñu andi mooy di dund ci leeru yonent bi di dund ci jukko yonent bi li nga xamante ni di nga ci mën a tabax sa dund mën ci dund fii mën ci dund ëllëg tamit. waaw fu mu nekk nii suñu lépp mat na ndax gàmm gi daanaka li koy defar seeni borom la ñun ay acteurs lañu moo tax l'ensemble des aspects techniques yi ñu waroon jël yëpp yàlla suturaal nañu si mottali nañ ko li nga xamante ne c'est des engagements yi nga xamante ni kilifa yi ñoom ñoo ko waroon joxe ñoom it def nañ seen engagement def matal nañ ko ndax jeudi bi passé def nañ seen évaluation ba dispositif yi ñu waroon jël yëpp def nañ ko ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci loolu état bi waaw yooyu mu jëloon comme des engagements mooy Sénélec SDE GMI ak district sanitaire Santec yooyu yëpp état bi matal na ko cette année incha allah fekk na tamit ñun jël nañ d'avance yi nga xamante ne dafa aju ci taalibe yi ñoom it jël nañ li ñuy def ba macha allah mag ñi daal defar nañu seen bés bi tey. maa ngi tudd Vieux Amadou Gaye nekk secrétaire administratif bureau action daara ji au niveau national et international. waaw action daara ji c'est un mouvement boo xam ne ñu ngi ko mettre sur pied le 9 avril 2003 sur instruction de feu Seydi Mouhamadoul Mansour radiyallahu ta'ala anhu nekkoon xalif général des Tidianes mu tegoon ñu ci loxo Seydi Mouhamadoul Habib Sy di doomam sous la tutelle ndax ki nga xam ne moom mooy njiitu action daara ji le président au niveau national international mu ngi tudd Baye As Meng le coordinateur au niveau national international aussi mu ngi tudd Abdoulaye Gueye am na yeneen membre du bureau ñoo xam ne vraiment ñoo ŋànk li nga xam ne mooy structure boobu bureau bi vraiment di liggéey bi mucc ayib ci li nga xam ne mooy mission wu action daara ji. Ces missions sont multiples parce que mission yi bokk na ci li ma wax léegi taxawu Seydi Mouhamadoul Mansour si jamonoom alors taxawu ko ba nga xam ne moom lépp loo xam ne lu mu yëkkati la mu jëm ci wàllu kër gi dañ ko ci taxaw ñëw dooleel ko jàppale ko mu doon suñu tarbiyu ci wàllu kër gi wax ne fépp fu muy génn war fa dem ñu xam ne dafay am insécurité ñun ñu dem nekk le premier jalon ci cadre sécurité ba nga xam ne moom ñun ñooy doon li nga xam ne mooy premier en tout cas kii bi nga xam ne balaa ngay dal ci moom ci ñun ngay dal mais par la suite mission bi dafa dem parce que Seydi Mouhamadoul Mansour ku am vision la vision am dafa dem ba li ñu dem ba mu dem ba yokk ko nag li nga xam ne moo nekkoon mission mu bañ a nekkati uniquement au niveau de sa personne et au niveau de sa maison mais mu ubbi ko yaatal ko ba nga xam ne lépp loo xam ne lu jëm ci kër gi la lépp loo xam ne njabootu si yéen la képp koo xam ne am nga ci manifestation action daara ji dafay jóg taxawu la su dee ci wàllu jalonnement su dee ci wàllu sécurité su dee ci wàllu patrouille su dee ci wàllu li nga xam ne mooy ba ci dem na ba ci daral yi sax nga xam ne dafay am yenn situation yi dañ fay def ay éléments mais on s'était rendu compte que ni lors des gàmmu dafa doon am benn insécurité bu doon am si au niveau de leur maison parce que amul woon benn sécurité nit ñi dañuy dugg di génn comme ils voulaient donc chaque fois bu ñu daan pare gàmmu on se rendait compte que daf lu bari daf fay réer dafa doon am yenn sàcc yi am yenn des fois yenn agression yi ci yenn coins yi loolu nag ñu jóg taxaw ci ba nga xam ne loolu depuis que action daara ji mettre nañ ko sur pied ba léegi il faut dire que ne loolu ci biir kër yi vraiment loolu amatul bokk na ci mission mais bokk na ci mission action daara ji parce que début bi ci dañu toll woon ci 1 mais léegi ñu ngi dox parce que léegi dem nañ ba ci am nañ espace santé mais espace santé boo koy wax mooy actuellement ni ñu nekkee nii ci gàmmu gi soo tourné fii am na benn fu ñu aménagé benn espace santé boo xam ne képp koo xam ne am nga tolof sanitaire fa lañ lay yóbbu ñu defale les premiers soins en collaboration avec la Croix-Rouge su fekkee dafa nécessité ñu évacuer la ñu doog la évacuer
mais un caractère purement social ndax gis nañ aussi ne action daara ji dafa war a génn rek au-delà de daje gàmmu sécuriser les maisons di yóbbu jigéen ñi ñu dem ci kër yi jàppale ñi nga xam ne ñoo di suñu sëriñ ci wàllu togg yi ci wàllu raxas yi ci wàllu nettoyage yi bon dem patrouille jalonnement yooyu yëpp mais nous sommes allés au-delà ci cadre mission am parce que dem nañu ba nga xam ne képp koo xam ne yàlla teg na la nattu dans le cadre action les membres de action en l'occurrence le bureau dans un premier temps mooy def le geste su fekkee ni dafa la war a seeti mu seeti la enquérir de la situation si ça nécessite une assistance mais ñu assister la même si c'est du point de vue financier ñu assister la su fekkee ni c'est du point de vue moral aussi ñu assister la moralement ba nga xam ne métti boobu doo ko yëg wala boog du métti trop ci yow nous allons au-delà parce que tey jii bëgg nañu vraiment action daara ji à l'instar de ce que font certaines structures mais ñu dem ba lu mel ni gàmm bu amee mais action daara ji d'une participation active mu dem ci kër gu ne jàppale ko comme ni nga xam ne jot nañ ko commencé di def si yenn kër suñu kilifa yi et au passage di wax ne amul dara loo xam ne donte Serigne Seydi Mouhamadoul Habib mooy suñu responsable moral mais amul dara lu ñuy def loo xam ne Serigne Cheikh mi nga xam ne mooy xalif général mooy xalifu kër gi xalifu Seydi Mouhamadoul Mansour jaaruñu ci moom ba mu jox ñu ci ndigal kon moom it c'est l'occasion ñu ñaanal ko yàlla mu gudd fan bu ànd ak wér parce que lépp mu ngi ñu ciy gunge aussi kooku c'était important de le dire donc à l'instar de ce que nous faisons donc maa ngi woon ci mission bi année yoo xam ne gàmmu day jot mais ñu xam ne Serigne Cheikh donte soxlawu ko nag ndax buñ ko jàppalewul it moom am na ko mën na ko mais dafay doon suñu rôle ñu jàppale ko jënd benn nag dem yóbbu ko ne ko kii action moo la ko jàppale bëgg nañ dem ba nga xam ne képp koo xam ne kër gi ci kër gi nga bokk ci njaboot gi nga bokk ñu dem ba di def loolu participation active mu bañ a doon loo xam ne ay wax kese lay doon mais doon loo xam ne mais vraiment lu concret et lépp loo xam ne daal suñu warugar la ci cadre kër gi vraiment ñu def ko te duñ ci boole coow duñ ci boole wax ndax ñun matériel u Maodo lañ tuddee suñu bopp matériel lañu rek su kër gi soxlawee matériel bi dañ koy jël utiliser ko à bon escient et puis loolu mooy li nga xam ne vraiment mooy mission wu action daara ji. ci adhésion bi. alors par rapport à l'adhésion aussi dafa am loo xam ne aussi dañ koy éviter li ñuy éviter mooy man ma jékki-jékki rek gis ku sol tenue ma fan tenue bi ñëw rek ne damay bokk action yu jox la tenue nga dugg ci biir parce que action daara ji dafa am ñaari mbir yoo xam ne daf ci jouer un rôle important muy l'éducation et la formation quand on parle d'éducation mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy doogu dugg ci action daara ji bi ñu ciy dugg dans un premier temps dañu gëmoon tenue bi lañ doon gis mais bi ñu demee ba ci biir ils se sont rendu compte que ne ça va au-delà de la tenue quand on dit ça va au-delà de la tenue mooy boo ci duggee mais dañ lay tarbiya dañ lay éduquer la dans le cadre religieux ba nga xam ne action daara ji boo ci duggee mais da nga war a topp li nga xam ne moom la yàlla santaane topp sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais topp digle Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne lu mu digle rek mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax donc dinañ la tarbiyo ba nga xam ne di nga mën a ràññee sa mag di nga mën a ràññee kilifa kër gi di nga leen ormal parce que loolu moo ci ëpp solo di nga leen ormal ba pare nag wàcce sa bopp ba nangu ne ñëpp ñoo la féete kaw mais dans la dignité loolu dafa bokk ci éducation bi mais si cadre formation mais am nañ ay commission au niveau de action daara ji déjà am nañ commission boo xam ne commission sécurité la mais dañu nekk en formation boo xam ne garde rapproché du ku la neex jóg def ko du ku la neex rek jóg def ko mais ñi nga xam ne am nañu temps bi am corpulence bi mais dañ leen di jël yóbbu leen ñu def cette formation là ba nga xam ne ëllëg même au-delà de action daara ji dinañ mën a faire prévaloir ce métier là ailleurs donc loolu dafa bokk aussi ci formation donc formation ba léegi dina am loo xam ne dootoo ko ñeme soo duggee ci biir action daara ji fokk am na loo xam ne da nga koy def ñemewuloo nga nekk action daara ji di woote sa bopp kilifa nga nekk sa wetu sëriñ heure wér di jot ñëpp yor seen course di wér di nga toog fële ne ci leneen ñemewuloo ko ñemewuloo nekk sa wetu sëriñ
te am na le minimum de li nga war a xam ci yenn masala xamoo ko ndax yàlla dañu nattoo ñu am sëriñ soo xam ne dañuy ubbi masala boo xam ne dañuy jékki-jékki woo la ne la yeggaleel ma ko bu fekkee ne yow amuloo foo xam ne tollu nga fa mais vraiment di nga am gàcce kon nag loolu bokk na ci li nga xam ne ci li ëpp solo ci li nga xam ne moom mooy li Action Daara J di yëngu mooy l'éducation et la formation des jeunes vraiment allant dans le sens de la bonne marche du Gamou.